ci thématique de société bi mu indi tey Binta Ba faw ñu dem xool actualité économique bi daal di dikkaat ce sera tout de suite ñu dalal ko. On va faire un petit retour, Binta Ba, sur justement la note d'information du ministère du Travail avant l'actualité de ces quelques pays choisis. Voilà Asma ni nga ko waxee noonu la amoon na nag ay voix yu soulevé woon fan yëpp ñu gisoon ko ay notes yoo xamante ne xëy na yenn entreprises yi dañoo jëloon décision képp koo xamante ne ñàkk woo rek doo am accès ci entreprise bi wala sax yenn ci ay avantages buñ ko mën a tuddee noonu lu ci mel ni xëy na ay voyage ak yooyu wala sax dañuy dem ba di la obligé nga jël congé jëwrin bi ci war a àdduna ak Asma heureusement ba àdduna ci mooy jëwrin bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum xëy meeg wàllum dialogue bi lan la wax Younoussa Baldé moo ñu ko dëxëñal dañuy dem ànd ak Mame Sidi ak Bakary jëli élément bi desiwaat léegi-léegi. ak ni feebar mbas mi di lawee te di def ay njombe jaaxal na askan gu bëri ngir aar seeni bopp te aar seeni liggéeykat ci yenn entreprise yi patronat bi jël ay disposition ni bépp liggéeykat bu ñàkkuwul du dugg ci seeni bërëb liggéeykaay dem sa ba yenn avantage yi ñu conditionné ko ak vaccination bi wante bii le doxalin ministère bu gàlloo lépp lu nekk liggéey fii ci Sénégal di ko ñaawlu bu baax a baax ci bataaxal bu ñu génnee ci wàllu woowee waa ministère bi di xam ne nii rek jamono ji tembe ci législation bu Sénégal amul benn disposition buy exiger vaccination ci bataaxal bi ñu dolli si ni li ni mel day salfaañe ak yelleef liggéeykat yi te amul benn fondement juridique bu ko lal looloo tax ministère bu yor lépp lu nekk liggéey fii ci Sénégal di sàkku ci patron yi ñu baral seeni liggéey ci sensibilisation bi waaye it ñu waxtaan ak seeni liggéeykat jaarale ko ci délégué de personnel yi comité d'hygiène ak sécurité au travail waaye it ci comité bu dialogue social nekk ci entreprise yi. kon Binta Ba dafa mel ni note boobu noonu ce n'est pas une obligation de se faire vacciner quand même. Il faudrait pas mettre les gens en congé annuel. voilà Asma yaakaar naa ne nag dogal ba jib na tey jii képp ki nga xamante ne yaa ngi doon def loolu ci sa entreprise jëwrin bi ñu dénk wàllum xëy bi ñëwaat na ci bu baax a baax wax na ko amul benn disposition maanaam buñ ko déggee amul benn loi wala lenn ci wàllum yoon loo xamante ne tey jii ñëw na rek aaye ñi nga xamante ne jotaguñoo vacciné ñu mën a liggéey donc. ministre bi mu ngi ci bàyyiloo xel askan beeg ñi nga xamante ne déjà ñoom ñoo yor seen ay entreprise di employé ay nit mais nag Asma li ma ci gën a neex xëy na mooy ministre bi mooy ministre du travail du dialogue social et des relations avec les institutions moom daal daa mel ni wàllum dialogue bi wàcc ko benn yoon ndax ci fin note bi mu ngi recommandé li nga xamante ne moo di dialogue bi chef d'entreprise yi nañuy wéy di sensibiliser di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy xëy si seen ay bërëbu liggéeyukaay bu ko defee buñ leen sensibiliser xëy na ñoom ñu jóg ñàkku ji Asma nag lépp looy def de gré moo gën lépp looy def de force donc encore une fois mën nañ leen gën a sensibiliser pour ñu dem ñàkku ji. Et c'est très bien d'être aussi réactif automatiquement vis-à-vis de cette polémique parce que jamono ji mbas mi ñu bëri ñu fàttali ni bu ñu demee ba ragal vaccin manque communication bu échoué moom moo ko indi te patron yi nañuy bàyyi di chefu te di xam na ni collaboration la c'est-à-dire nit ki moomoo ko da lay liggéeyal bu ko daf fekk mu neex ko waaye bu ko naqaree day dem yoonam kon bu ñu tënk nit ñi ci ab boomu jaam dañuy fexe rek ba di wax ak ñoom te di leen jox seen àq ak yelleef ak seen wàccuwaay bu ko defee personnellement ñoom ñooy ñëw naan ah lii kat lu responsable mooy ma dem vacciner wu ji professeur. tout à fait te fii la ñu xaar nguur. c'est-à-dire de rappeler toujours que fii dëkk yoon la lu waaye neex rek mënoo ko def même président de la république bu nar bala mu def état d'urgence day jaar assemblée nationale. ñu woteel ko loi ñu soog a def mais du jëgg rek parce que moom mooy président de la république def loo xam ne méngawul ak sunu charte réew mi donc je pense que c'est une très bonne chose il faut que nit yi ñu dialoguer ñu discuter waxtaan comme ni ko waxee léegi. et puis tout se passera bien. Très bien. lépp loo gis rek waxtaan ba ñu trouver li nga xamante ne mooy terrain d'entente moom moo gën mais aussi ki nga xamante ne moom mooy patron bi am na droit protéger ñi nga xamante ne mooy ay employeur am ñun ñii ñëpp mënuñoo vacciné wu man ma bañ toog ne du ma vacciné wu donc patron boobu peut-être am na droit wax ak employé ne leen vacciner juste pour motiver leen rek à ce que pour ñu vacciner wu mais aussi beneen côté bi loolu bu ñu demee ba nar ko imposer ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat yi donc balaa nga leen di imposer day fekk nga jox leen aussi nga mettre à leur disposition nombre de vaccins yoo xamante ne aussi mën na doy ñëpp mais loolu
loolu mënul valable. Ça peut être très contradictoire justement de dire allez tous vous faire vacciner alors qu'on sait tous que le nombre de vaccins n'est pas assez pour la population sénégalaise, d'autant plus que encore bu fekkee ni comme ni nga ko waxee nit ki dem na vacciné wu léegi ñi nga xamante ni c'est pas de leur faute qu'il n'y ait pas de vaccin finalement, ils vont se retrouver en congé annuel. Ce n'est pas juste, c'est très injuste. xëy na naam nag xëy na dañ doon xooxatal xam nga ñoom chef yi fii pour ñoom balaa ñuy mën a am lu ñu bëgg rek foog ñu tiital la te pourtant nit kenn du ko tàggat ci fitna parce que bu loo ko tàggat rek fitna gi da ngay fexe ba mu miin ko te bu nit fexee ba miin fitna rek day dellu à l'état animalier dootu ko safati te bu ko dara safatulee loo ci góobee gar ko de moo tax kii jël gàttandu leen. voilà Asma Samba si mi li mu def dafa am solo parce que nag boo déggee nit ñi di wax dara fekk à la base yow lañ ko dénk da nga war a génn jël matuwaay yi nga xamante ne moom moo ci war bañ a bàyyi population bi ay ñoom rek ñuy décider. ki a yor entreprise am di ci abuser bintaa naka noonu Asma ki nga xamante ne ñoom lañ dénk parce que quoi qu'on puisse dire ci état lañ nekk état bu organisé nit ñi dañoo war a jël seen ay dispositions ba kenn du salfaañe àqu keneen ki. Très bien, on fait justement l'actualité économique de ces quelques pays. Voilà Asma xanaa rek jëlati roppalaan dem xool yenn dëkk yi lan moo fa xew ñu àndaat ci ak Mame Sidi Diop ak Bakary dem léegi dellusiwaat. ca réewu Maroc gannaaw bañ doon amal seen 22e anniversaire ngir marqué li nga xamante ne mooy toogaay buur bi ci li nga xamante ne mooy donkaasi gi roi Mohammed VI daal dinay amal ab discours à la nation waaye nag discours à la nation boobu ràññeeku na lool ndax am na ay kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko rawatina ci seen ay dëkkandoo yi nga xamante ne ñooy waa Algérie ndax jamono jii situation bi nga xamante ne moo dox ci diggante Maroc ak Algérie dafa ñagas lool moom Mohammed VI ci biir discours à la nation daal nay dalal xel yi gën a ñaax ñi nga xamante ne muy ñaari kii jàmm dellusiwaat seen diggante ba tax na sax dogal bi mu mujjee jël mooy que sàkku na pour ñi daal di ubbi frontières yi seen digg ak Algérie ci ni mu gën a gaawee coow li wureegul ba léegi ci accusation bien mal acquis yi nga xamante ne France moom la tuumaloon ancien président bu Gabon muy Ali Bongo jamono ji nag tribunal bu France banque bi nga xamante ne mooy BNP Paribas moom la joxoñ baaraam tuuma ne lépp li nga xamante ne daal ancien président bu Gabon Ali Bongo jot na ko def ci ndimbal banque bi la ko amee ba tax na kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk banque bi di BNP Paribas ñoom nag daal dinañ génne ab communiqué ngir weddi yile tuuma. Aïcha dañu lay delloo lenge gi faram fàcce gi gën a yaatu waaye gis nañ ni Gabon Libreville ñoom ñoo ngi rëcc. voilà Asma ni nga ko waxee rek noonu la dañuy remercier déjà Alioune Badara Sonko ci élément bi remercier Lamine ci montage bi laata ñuy dem Gabon rek Asma dañ koy dooree fi nga xamante ne moo di Maroc foofu nag buur ba gannaaw ba nga xamante ne samedi bi ñu weesu da doon célébrer anniversaire u accession 22e année accession bu mu toogee ci bopp réew ma ba léegi moom nag li mu bëgg mooy ki nga xamante ne mooy njiitu réew bu Algérie Asma ginnaaw nag la situation était tendue